di bu jot magazine bi la nga xamee ni moo di Déclic ñu ciy àndandoo ay ak yéen di ci recevoir personnalité yi waaye waxtaanee ñaare ay mbir yoo xamee ni soxal na leen ci wàllu actualité ni ñu leen ko waxee sànq nag tey ñuy recevoir jëwriñ ji nga xamee ni moom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu dem beeg dikk bi muy maître El Hadj Omar Youm ministre des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement 2013 ba tey mu ne fi ñu fas yéene waxtaan ak moom ci ay mbir yu am solo yoo xam ne mën na leen a jëriñ yéen ñi àndandoo ak ñun ci télévision Futur Média ñun ñëpp a ngi fii Pape Djibril Fall Macoumba Bey ak Mohamed Samb mi nga xam ne ni yéen a ngi koy gis ci télévision Futur Média mu ñuy lijjanti lépp loo xam ne ni jëm na ci wàllu dem beeg dëkk bi ci suba si ci télé bile Pape Djibril ñu ngi lay nuyu di la ziar bég lool ci sa teewaay ci jotaay bile xam naa ni tey di nga kontaan puisque fa ñu jëm di caajaay sañ na ma ni miin nga ko lool. Pape Cheikh di la delloo nuyoo bu baax di nuyu naataango yi sénégalais ñi seetaan si biir réew mi ak si bitim réew yëpp kontaan trop tey kontaan yu bëri la am déjà kontaan ci bokk ak yow plateau bi mais kontaan aussi ci nga dalal suma mère sa mère waaw tey suma mère nga dalal muy El Hadj Omar Youm ñu koy nuyu bu baax incha allah xam naa ci biir waxtaan yi dinañ waxtaanee liñ ko dénk waaye xam naa foog ñu waxtaanee Caajaay ak Jegem ak département de Mbour ala kulli yàlla parce que depuis que ñuy tàmbali émission bi waxuma rek waa Caajaay de mais Mbour yëpp jóg nañu d'ailleurs am na gëstu boo xamee def nañu ko ci gox-goxaan ya fa ne lan moo tax ñu dénk ko est-ce que matal na lépp donc tey ambassadeur u Thiadiaye yi ngi fi moom Pape Djibril et puis ñu fas yéene waxtaan ak maire u Thiadiaye di maître El Hadj Omar Youm Macoumba Bey yow it ñu ngi lay nuyu gërëm la bu dee dañu lay déglu dañuy bég waaye teewaay bi it ci Déclic dafa gën a tee am solo ñu ziar la. jërëjëf Pape maa ngi delloo ziar bi di la nuyu Mouhamed nuyu Pape Djibril nuyu gan gi xam naa yegg seegul waaye ci kanam tuuti nga may ma rek ma jaalewaat Mouhamed Ndiaye wooy juróom bi nga xam ni ñun ñëpp ñoo ko bokk ñàkk ak Aram yàlla yërëm leen te xaare leen àjjana allahumma amin c'est vrai que ñoom ñaar ñëpp a ñàkk kenn ku ci ne sa wayjur muy Mamadou Mohamed Ndiaye ñu koy massawu di ko jàll muy itam ki nga xam ni mooy Aram Touré mi leen di gunge ñaare ngoon yi ak rédaction bu télévision Futur Média ci soir d'info moom it ñoo ngi koy massawu di ko jaale Mohamed Samb fajar gi bu ngeen yeewoo ci télévision Futur Média moom moo leen di baaxee lépp loo xam ni jëm na ci wàllu xibaaru dem beeg dikk bi fii xat na fii xatul donc yoon la bu ñu dee recevoir ki nga xam ni moom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu dem beeg dikk bi mu teew ndax miin na aksi yi ñu ngi lay nuyu Mohamed. maa ngi lay fay bu baax Pape di nuyu waa plateau bi nuyu Pape Djibril ak Macoumba di nuyu mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan jamono ji di wax ni vraiment c'est un plaisir d'être là aujourd'hui pour mun a waxtaan effectivement ni nga ko waxee ci wàllu transport bi di nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp. yéen ñi seetaan ci ngeen bokk am ngeen possibilité réagir à travers hashtag bi di Déclic ci télévision Futur Média on va retrouver d'ailleurs Mamadou Ndiaye ak internautes yi d'abord dañu leen bëgg a gërëm ci nii ngeen àndee ak ñun surtout ci Déclic ak engouement bi nga xam ne ni am ngeen ko yéen internautes yi moo xam Twitter Instagram ba ci YouTube bi nga xam ne am ngeen possibilité seetaan ñu en direct et en temps réel balaa ñu découvrir taxawaayu invité bi ci réseaux sociaux yi muy taxawaay digitalam moom maître El Hadj Omar Youm Mamadou Ndiaye ñu ziar la déjà tàmbalee guñu mais gis nañu engouement bi nga xam ne ni internautes yi am nañu ko ci Déclic. tey fay El Hadj di nuyu téléspectateurs yi di nuyu aussi ñi nga bokkal plateau bi wax nga dëgg surtout Déclic importance bi nga xam ne internautes yi jox nañ ko déjà mardi bii ñu génn gis nañ ni réaction yi bari woon na li nga xamante ni mooy ci réseaux sociaux yi muy Facebook Twitter wala Instagram mais surtout aussi ci YouTube bi gis nañ ni internautes yi ñoom ñëpp ñu ngi ci doon joxe seen xalaat peut-être actualité bi moo ko waral mais surtout aussi importance su émission bi nga xam ne jox nañ ko muy Déclic hashtag bi wax naa ko Social TV tàmm ngeen ko yéen internautes yi moom la leen télévision Futur Média di proposer saa su ne mardi bu ci bu jotee ci heure bi ñu waxtaanee li nga xamante ni dina soxal yéen téléspectateurs mais aussi dina leen soxal yéen internautes bi réaction yi mën ngeen ko boole ci Twitter hashtag bi mën ngeen ci def di Déclic TFM wala ngeen def Déclic dinañ jot seen ay message wala ay questions yi nga xamante ni gis nañ ni war nañ ko partager ndoog ak kii di El Hadj Omar Youm ni nga xamante ni moo géré mbirum transport beeg yeneen li nga xamante ni moom la mu nekk lu am solo moom nag am na présence bu am solo ci réseaux sociaux yi muy
Facebook mi nga xamante ni déjà annoncé li nga xamante ni mooy ñëwum fii ci Déclic bi moom ci page Facebook officielle am na ci ay actualités yi nga xam ne en temps réel la koy partagé ndoog ñi nga xamante ni ñoo ay sénégalais yi mais aussi ak ministère bi nga xamante ne moom lay gérer mu nekk koo xamante ni seetlu nañ ni am na taxawaay bu am solo ci réseaux sociaux yi Pape Cheikh. fii ba Diourbel mën ngeen a réagir ak fu ngeen mënti nekk bu ko defee ñu jébbal question yëpp ki nga xam ne ni mooy maître El Hadj Omar Youm boobu nag ba tey Mamadou Ndiaye internaute yaa ngi dem ci hashtag bi ñu fàttali leen ko muy Déclic alors question yi na gaaw comme ni ko xale yi di waxee rang muy gaaw n'est-ce pas. voilà mu gaaw te question bi bu ci nekk bu fekkee Twitter da ngeen ci boole hashtag bi Déclic wala Déclic TFM boo leen ko defee dinañ ko teel a ràññee ñu partagé ndoo ko ki nga xamante ne mooy suñu invité ci Facebook mën ngeen ñoo jot ak suñu bi actuellement li nga xamante ni mooy live bi mi ngi jàll ci TFM bu officiel bi nga xamante ni moo disponible ci Facebook Instagram ñi ngi fa en live YouTube aussi ñi ngi fa seen ay question wala ay suggestion dinañ ko jël daal di koy taataan ak équipe digitale bi nga xamante ne moo nekk ci ginnaaw di def liggéey bu am solo ngir ñu ñëw soxal téléspectateurs yi mais aussi soxal internautes yi Pape Cheikh. suñu gan gi juriste la homme politique la boobu nag ba tey ñoo ngi koy dégg ci gouvernement dégg na li mu doon nii di ministre des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement dégg na itam ministre de l'aménagement du territoire et des collectivités locales dégg itam ministre de la gouvernance locale du développement et de l'aménagement du territoire dégg na itam porte-parole du gouvernement dégg na directeur de cabinet du président dégg na monsieur le maire comme ni ko waa Thiadiaye di waxee monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu gërëm la ci teewaay bi ak nangul gi nga ñu nangul ñëw tey ci jotaay bi la nga xamee ni émission grand public la journaliste yaa ngi fi ma ànd ak internautes yi itam kenn ku ne am possibilité waxtaan ak yow ci soirée bi tey ñu bàyyi la nga nuyoog suñu xarit ci nga xamee ni bi ñu déggee rek ni yaay doon gan gi ci la ñu tàmbalee di xaarandi sa teewaay ci télévision Futurs Médias. jërëjëf Pape Cheikh maa ngi lay nuyu di la gërëm ci invitation bi di am mbégte di ñëw ci émission bi nga xam ne émission bu am solo la di nuyu sunu xarit yi ñu fi fekk Makumba Mohamed xam ne yàgg nañu di am ay jote ak ay jotaay di beral nuyoo nag suma compatriote de Thiadiaye on est très fier de lui Pape Djibril nekk suma mbokk nekk suma xarit nekk suma wóllëre aussi moo koy nuyu bu baax di ko sant di ko gërëm di leen andil nuyu waa Thiadiaye comme titre boobu moom am nañ ci solo ñaare buñ dee dalal ku jógee Thiadiaye Pape Djibril xam na ci dara dañu koy bëgg a làkk séeréer waaye man leer na ma ni ab lébu nga bu juddoo séeréer bu juddoo Thiadiaye donc da ngaa gàlle xam nga Thiadiaye moom voilà comme ni mu ko waxee Carrefour la donc séeréer yaa nga fa parce que mooy cinq man di la fogole séeréer monsieur mais ma ne la mais sim naa noonu rek dëgg nañu xam naa ni li ñu wàcc ci ay question bëri na dinañu ñëw ci projet yi maa ngi wax sànq ci gëstu boo xamee ni def nañu ko Makumba mën nga maa seede 2013 ba tey ñu koy dégg ci gouvernement moom maître El Hadj Omar Youm juriste homme politique ba noppi itam boobu ba tey rek nga nekk ci gouvernement lu ko waral. Question boobu moom xam naa dina naqaree répondre li ko waral mooy d'abord comme ay way ngëm lañu xam naa ndogalu suñu borom. loolu moom mu ngi ci biir mais aussi bëgg-bëgg peut-être aussi waa Thiadiaye parce que suñu borom day dogal après am fu mu ko jaarale am ci ay nit yu mu koy jaarale donc te nit ñooñu waa Thiadiaye def naa kenn jiituwu leen ci parce que jàpp naa ne bu ñu la jàppalewul woon bi ngay politique doo mun a yegg si fi ba ñu lay ràññee mais troisième sabab bi aussi mooy président Macky Sall parce que yëf yi tamit du ngóora du ko yàlla dogalee ba pare da koy neex moom ci boppam mu soog a def li nga xam ne moom la bëgg a def dugal la ci gouvernement ñu ngi ko ci sant di ci sant yàlla di ci gërëm suñuy waajur di ci gërëm aussi suñuy mbokk mu ne waajur nag yaatu na mooy maanaam képp koo xam ne rek am nañu ay lien ay relation yoo xam ne nii yéene ak yaakaar ak cofeel lal na ko ñu tàmbali ak wàllu dem beeg dikk bi d'abord sujet bi ñuy njëkk a baaxee téléspectateurs yi mu ngi jëm surtout ci accident yi ñu seetlu dëkk bi ñu tànn nag di Diourbel foofee ba ñu fa demee li ñu seetlu mooy ni ay fan a ngi accident yi daanaka dafa gën bëri waaye askan wi lu ci ëpp li ñuy joxoñ wala li ñuy joxoñ baaraamu tuuma mooy yoon yu baaxut ak parc automobile bu màgget lool mooy premier point bi nga xam ne ni moom la ñuy ibbee waxtaan wi ak monsieur le ministre maître El Hadj Omar Youm ñu dem ci gëstu boobule ànd ceeg Babacar Diouf ak Ndongo Ndiaye.
ci ñaareelu semestre année 2020 accident yi bari na lool ñi ci ñàkk seen bakkan ci diwaanu Njaareem seen lim jéggi dayoo mu mel ni ba corona bi jeexee bi léegi accident yi dañoo gën a wullee njaay ci région bi nga xamante ni moo di région Njaareem. corona bi tàmbalee ba léegi parce que transport yi dawatul woon ba nga xam ni accident yi da doon wàññeeku mais bi affaire yi tàmbaliwaatee ñu ubbiwaat yoon yi c'est le corps sans vie commencé waat di bari am na si maanaam ñu bari ñoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan si oto yi ay fukk jàpp fukk ak juróom. chauffeur yi nag ñu tàmm di leen joxoñ baaraamu tuuma ne ñoon ñooy waral accident yi ñu ne nañ leen këccat ci mbir moomu ndax seen yoon nekku ci li ci ëpp dañuy dal ci seen kaw. ñi nga xam ne ñoom ñooy chauffeur professionnel nga xam ne dañoo jàng oto nekk ci tëli bi di daw boo ko seetee li ci accidenté dëgg bariwul koo ci gis mu accidenté ñaare am na particulier bu ko kar wala jakarta kar ko wala leneen. sapeur pompier yi moom nelawatuñu yàndoo ndaxte bés bu nekk dinañ ci génn lu bon juróomi yoon. ndax bis bu yàlla sàkk ñu dinañu woo accident bu moti juróom wala juróom benn par jour loolu nag boo ko calculer si weer bi bu fekkee bis bu nekk juróom par jour donc di nga xam ñaata sorti la ñuy dem pour accident de la circulation. lii lépp nag li ko waral du lenn lu dul oto yu baaxatut te ñu koy wëy di ko teg ci kaw tali bi ñu ciy yóbbu ay nit. changement de parc du automobile boobu moom dañuy séenu guddi ak bëccëg ndax it wax dëgg yàlla oto yi màggat nañ oto bu am 30 ans wala oto bu am 40 ans nga xam ne ki koy dawal sax oto bee ko mag ki moom oto bi amut pexe amut benn pexe at mu jot mu dem tolie ko tegaat ko ci kaw tali bi weñ googu lu ko laal day mokk. mais bu fekkoon ne yàlla dogal na ñu changé ñu parc bi ci niñ ko war a defee changement parc nag bokkut ak jaay oto am na société yu fi nekk yoo xam ne dañuy jaay oto mais changement parc mooy nga ñëw taxaw ne oto bu màggat bii nga yor indi ko ma jox la oto bu bees loolu bu yaatu woon accident yu bari dina wàññi ko. beneen facteur boo xam ne nii day tax accident yi gën a yokku di tali yu xat te tamit amuñu panneau de signalisation yi ci war. yoon yi xat na surtout route nationale numéro route nationale bi xat na xat boo xam ni oto yi des fois mënuñu dugalante waaw yoon bi tamit yoon bi xaw na kii tuuti waaw mais xam naa autorités yi ñu ngi si numéro de kii bi laa wax route nationale bi laa wax de waaw route nationale moom vraiment war nañ ko defaraat ba tali bi gën a baax ba pare ñu signaler ko. waaw baax na trop ñu signaler kii ñu xam doodaani fu mu am virage fu mu am ak fi nga xam ni dañuy interdire pour ñu doubler fa loolu aussi am na solo trop ci usagers yi chauffeurs yi nga xam ni ñoom ñooy dawal. beneen phénomène bu bees génn ci tali bi mu di allo Dakar yi yekk oto yoo xam ne ni xale yi koy dawal lu leen neex lañ ciy def chauffeur yi ne bu nguur gi bëggoon mu jeex tey mu yem. woto yu màgget ak ay yoon yu baaxut gëstu boobu la ñoo ngi ko jëlee ca dëkk bu ñu naan Diourbel ñu ci gërëm bu baax Babacar Diouf ak Ndongo Ndiaye ak rédaction bu télévision Futur Média loolee mooy point bu njëkk bi nga xam ne ni dañ ciy waxtaan ak monsieur le ministre xamaguma nag kan laay njëkk a passe bal bi Pape Djibril Makumba wala Mohamed mi nga xam ne ni miin na wax lu dem beeg dikk bi mais Makumba laay njëkk a jox moom muy waaj provocation. non boo ko tuddee provocation. parce que man sama invité la faral de toute façon. waaw d'accord mais non man dama bëggoon a ubbee livre bi. yow livre bi nga bëgg a ibbee. parce que waaw mais nañ est-ce que duñ bàyyi Mouhamed comme moom mooy yëngu ci lii bis bu yàlla sàkk. miin na ko lool sax mu tàmbalee loolu. donc accident yi Mouhamed gis nga gëstu bi ñu ci def. waaw Pape déjà ñu ngi koy rafetlu ndax gëstu bu am solo la boo xamante ni jot na tey ñu xam effectivement lan moo xew ci tali bi ndax defe naa monsieur le ministre ubbee na ko si njëlbéenu kàddoom moo di tey fi ñu war a mën a taxaw ci dëkk bi ci wàllu circulation bi gis nañ monsieur le ministre bi mbas bi ñëwee am na ay matuwaay yu ngeen jëloon ba ci état d'urgence bi mu amee fan yooyu nemmeeku nañu accident yi wàññeeku na bu baax a baax wala bu fekkee accident dafay am guddi gi à partir de 22h dem 6h du matin ci lay gën a bare alors gis nañ tey est-ce que jotul kon ñu war a mën a réinventer le transport public de voyageurs yi nga xamante ni bu fekkee dafay am ñu mun koo tënkaat ci waxtu yoo xamante ni xëy na dina mun a tax ñu xam ban yoon moo gën ban itinéraire mooy baax ba ñu mun a moytu tali yu bon yi nga xamante ni si bëri na ci àll bi pour que tey bu fekkee ni sax li nga xamante ni moo di oto yi naam bëri na yu si màgget loolu ñu mun a xam heure bii moom la oto yi war a daw wala heure bii lañ war a mun a éviter lépp loo xamante ni accident la ci tali bi. en tout cas maa ngi lay remercier Mohamed ci waxtaan bi nga indi mu nekk waxtaan bu am solo. dafa am ay aspects yoo xam ne ci transport dañu koy xaw a mujjël ginnaaw te lu am solo la parce que bakkanu nit bakkanu doomu aadama dafa fort donc te transport jël bakkan taxu ko jóg
transport yombal dem ak dikk maanaam liberté bi nga xam ne moo gën a essentiel ci liberté yi moom la transport boot maanaam liberté d'aller et de venir donc ci te loolu nag boo koy def da nga koy def ci confort ak sécurité tàggoo sa kër pour ñàkk sa bakken xam nga loolu kenn ñaanu ko xëyee sa kër aussi di dawal oto faat doomu aadama xam nga kenn ñaanu ko mais ci aléyaawu transport la bokk mais aléyaa yooyu nag lii rôle gouvernement ak acteurs yi mooy def de telle sorte que aléyaa yooyu risques yooyu dañuy nekk ay risques yu ñuy atténuer te accident yi li koy indi gis naa reportage bi wax na ñaar yu am solo effectivement wax na parc bi wax na état des infrastructures maanaam am na ay yoon yoo xam ne mun na indi accident parce que yoon yi peut-être audit bi ñu waroon def dëgg-dëgg pour mu nekk yoon yu jàppandal am dimensionnement bu baax am signalisation parce que loolu yëpp ci yoon la bokk mu am ay information aussi yoo xam ne dina tax ki ngay daw ci tali bi dina xam ban vitesse la ci war a daw yan danger la war a mooy toog yooyu yëpp dafa am ci yoon bi mais beneen bi aussi dafa am solo 90% accident yi am nit la maanaam défaillance humaine c'est pas le véhicule c'est pas c'est pas l'infrastructure routière mais nit ki ci boppam moo deful li ñu ko war a li mu war a def maanaam soit ay frein baaxul soit def na excès de vitesse wala tàggoo na ak sagoom yu ci bare bare 90% loolu la 3% léegi ci accident yu bare bare mooy tali yi parce que tali yi léegi am nañ ci progression yu am solo yu ñu ci def ba nga xam ne tey kenn ñemewul defar tali bu bon parce que sinon duñ ko réceptionné bailleurs yi financé tali yi d'ailleurs li ñuy njëkk a xool mooy est-ce que tali bi respecté na environnement est-ce que am na impact sociaux yi évalué nañ ko bu baax est-ce que tali bi ni ñu koy defaree baax na te ñoom bu ñu lay financé ba pare dañuy ñëw taxaw ci sa wet pour xool li ngay liggéey ndax baax na wala baaxul ce qui fait que vraiment léegi accident boo xam ne tali moo ko provoqué accident yu xaw a raar la mooy 3% 7% yi mooy ci oto yi effectivement oto yi léeg-léeg dañuy nekk oto yu doy waar 7% boobu xam naa bu ñu ko rapporté Sénégal peut-être que taux boobu sax dina gën a mag parce que comme ni mu ko waxee oto yi ñi koy dawal oto yee leen mag oto yoo xam 1956 1946 pour ne parler que de li ñuy tuddee car rapide nga xam ne Saviem la tudd ak Ndiaga Ndiaye yi nga xam ne bon du woon sax auto transport mais auto cargaison la pour marchandise dañuy ñëw ba fii ñu transformé ko ñu koy transformé seen njàngoom école des na léeg-léeg xamuñu sax bu baax nan la ñu war a mën a équilibrer oto yooyu seen i pièces de rechange jeex na c'est-à-dire usines yi ko doon defar dëgg-dëgg jeex na donc dañuy rafistoler ay pièces pour mu nekk si pneu yi nga xam ne moom mooy nekk si oto yi pneu usagé la dañ koy réchappé maanaam benn vulgarisateur mooy taxaw fa la defar yëf yi donc dafa jaxasoo transport donc du mbetteel ñu ne Sénégal mu ngi am 600 morts par année ci affaire transport ñun ñi man du ma xëyee li may njëkk a xool revue de presse mooy fan la accident am lan moo ci nekk donc à la limite sax da ngay traumatiser parce que y a une responsabilité morale bu nekk ci mbir mi affaire bi nag amul maanaam c'est pas impossible maanaam c'est pas du fatalisme d'abord dafay am volonté politique commencer